lim bugg ñu déggoo quand même nit lay waxal te nit itam du malaaka dafay mer di gërëm di ñàkk di am di feebar di wér juboo di xuloo lu ñu góorgóor ci famille bi bés dina am fase war a am nag moo tax yàlla wax yonent bi lim ñu ci war a jàngale mu jàngal ñu ko yonent nee na awalan abgadul xalaali inda allahi at-talaaq muy waxin boo xam ne ci éloquence arabe lu néew la yi yàlla tëral yépp daganal ko lim ci gën a bañ gannaaw bu mu ko daganalee donc bu sañoon du am mooy fase donc fase dagan na quelquefois sax war na quelquefois sopp nañ ko quelquefois xaraam na mais bi ko yàlla daganalee itam buut ko bu sañoon du am mais nag waxul nag ñu dem bañ ne suñ xasee may kumba sàmba par exemple ba prêtre bi fas ko ci kaw suuf yàlla fas ko ci asamaan lu yàlla fas kenn mënu koo fecc ba nga xam ne lu mbir mat naqari fase du am loolu moom l'islam mi diine réalisme moom mënu koo nam fase dana am mais nag bëgg nañ du am pour rappel lii lañ gis ci alxuraan gis nañ ne gannaaw bu mariage amee bés kumba ak sàmba nekk ci kër gi waa ji doon naa yoo wax ci zawaaj ci mariage dina leen wax droit ak devoir yi nekk diggante jëkkër ak jabaram xaju fi tey te itam du sama sujet mais bés dinañu réeroo est-ce que premier réeroo ci lañu war a envisager fase du noonu seet naa texte yu bari comparé ko gis ne ulamaaw yi gën a authentique étape yi ñu jëlee ci alquran pour que fase mun a mel ni ko yàlla buggee mënul yées presque 5 à 6 mois soo ko jaaree noonu nag ba yegg ca fase sunna jàmm rek kay xew ndax bu tàggoo amee tàggoo war a am su jubboo waraati am danga ko xam jubbooy ama ci waaye dañ ne bala nga caa egg bu ndaw si lëjëlee jëkkër ji wala vice versa surtout bu fekkee ne ndaw see merloo jëkkër ji bu mu fase alxuraan ko wax na commencé mesure bu njëkk nañ ko bank mooy na yedd ndaw si na ko yedd am nañ jigéen ñoo xam ne boo leen yeddee rek ñu dellu si ci yoon lu yedd mën a defar nag bul fase benn moom la yàlla wax fa'izuhunna na nga leen waar fàttali ko luy sëy fàttali ko luy ngor fàttali ko fi ngeen jaar fàttali ko fi ngeen jëm bu amee doom fàttali ko doom yi ainsi de suite bu amul njëriñ numéro doo ñëw wahjuruhunna fil madaaji' na nga ko négligé yéen a bokk néeg peut-être yéen a bokk laal sax mais bu ko xool dumóoyu ko rek dumóoyu ko rek muy cuuraayu nga dumóoyu rek muy parfum nga dumóoyu rek robe de chambre rafet nga dumóoyu rek jox ko gannaaw am na jigéen ñoo xam ne loolu mooy damm seen dégg mu dellu si léegi ci yoon mais am na ñoo xam ne mun nga leen waar duñ dégg nga dumóoyu leen ci laal bi duñ dégg nee na am na beneen étape moo di dóor ko mais nag dóor bu koy fàttali jom rek la mais bu mu newi bu mu nàcc espèce kii yu ndaw yooyu rek waaw kii yu ndaw yooyu rek bu ko defee xam nga li olof yi wax ne lex bu nangam waroon tego bu ca nangam tegoo xam ne ñi fee baaxatul bon alors am na ñoo xam ne dóor bi rek moo leen di fàttali seen karaama ñu dem si mais bu waar gi amul njëriñ alxuraan nee na izuhunna amul njëriñ uhjuruhunna amul njëriñ darban ghayra mubarrihin amul njëriñ mu ne utal une délégation de réconciliation bu jógee ci xakaman min ahlihi moom góor gi xakaman min ahliha moom jigéen ci ñaari nit wala ñaari délégation yoo xam ne ndaw si ay mbokkam a ko représenté ndax ñoo gën a xam intérêt góor gi ay mbokkam a ko représenté te itam am na leneen mooy waxtaanu sëy bu xuloo amee léeg-léeg mu am ay secret yoo xam ne wala ay linge sale yoo xam ne jarul yóbbu ci biti wala ay tribunaux famille bi ñoo ko war a waxtaanee mu réglé waaye boo ko yóbbu ci biti rek gàccee am te gàccee ga mun na am ay conséquences yuy dem di dem ba répercuté ci société bi kon nag xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ñu dee ñoom ñaar in yuridullahu xayran in yurida sulhan yuwaffiq baynahuma su fekkee ne bëgg nañ juboo mun nañ juboo est-ce que nag ñaari délégué yooyu wala délégation yooyu am nañ habilité lañ pour faseel waa ji wala déet kooku dinañ ci ñëw waaye nag soo ko waaree amul njëriñ nga dumóoyu ko amul njëriñ nga dóor ko as ndóor amul njëriñ
délégation yi dem amul njëriñ su boobaa nag la ñuy door a envisager parce que alxuraan la ko wax te yonent ko feddali dama bañ a dem ci texte yi pour bañ leen a buure bu ko defee foofu nag la fase ñu ne mooy lan ñu ne mooy ak bi nga xam ne su xasee am li daganoon xaram na li daganoon mooy góor gi sañ a jaxasoo jigéen bi sañ koo istimtaa sañ koo déggee jeex na am na droit yu judd am na droit yu dee kooku mooy fase bu ko defee mais noo koy fase ban genre fase am na ñaari fase principalement yoo xam ne yi jullit ñëpp war nañ ko retenir parce que bu amul rek ci la yàq yi ma doon wax am na lu ñuy wax fase bu dëppoog sunna ak fase boo xam ne fase bu bidaa la bon nga ne luy fase bu dëppoog sunna mooy bii may wax ci gàttal moo di bi nga jaaree ci état bi juboo yooyu yëpp te juboo mënul am te léeg-léeg mu am da ngay nag fàttaliku fa talliquuna li iddatiina ji ma doon wax léegi ak ragalal yàlla ji ma ci tegoon ngay seetlu ndaw si nag seetlu ko nag ba yëg ne indisposé na ba disposé nga ne ko fase naa ko benn yoon loolu mooy fase sunna fasendoo ko ñaari yoon ci benn yoon du fase sunna waxantuma fase ko ñetti yoon ci benn yoon du fase sunna fase sunna bi yonent ci jàngale mooy nga ne ko fase naa la wala kuñ fase nga taamu nañ nag ci fiqhul islam yi baat bi ñuy fasee ndaw si donc di xaraamal li daganoon di indi ay droit yu bees nekk loo xam ne baatu fase nga ca ci wax yaaram wala wax ja ngay wax fase naa la wala kuñ fase nga mais am na yeneen baat dinañ ci yow mu nekk benn fase xam nga lu tax parce que jullit bu dencee jigéen jullit am na 3 fase yu ko yoon may balaa geneen góor di takk ndaw sa muy beneen point qui me semble un peu ignoré au Sénégal ndaxte sëy bu tas rek ñu ne baax na zawji sëy bu tas rek ñu ne baax na zawji sëy bu tas rek ñu ne baax na zawji te sëy baax na zawji du noonu fase moomu fase sunna moomu premier fase la boo xam ne daanaka du fase conséquence yi mooy li may wax ci bankal su ko ne fase naa la daf koy bàyyi ci kër même ndax su bëggee génn su fekkee ne am na kaari daf koy aaye kuy def lu la neex nag mun ngaa def lu la neex mais l'islam laa wax moo ko war a dundal fekk yedda ji jeexul daf ko war a dundal je dis obligation te bu koy dundal mu ngi ko war a dundal ci niveau bi mu am moom ak niveau ndaw si maanaam mënuñu nekk di lekk ceebu jën di lekk ganaar ak salade parce que rek tax mu di ko jox ay ñeleng ak yooyu bu dee ci Saloum daf koy continuer ci niveau ba mu nekkoon alxuraan ko